def nga 9 ans fi nga xamante ne moom mooy ADS léegi ñu remarqué aussi que mois de juillet benn mois boo xamante ne la mën naa ni metti woon na vu que sa waajur bu jigéen soxna Fambaye waaw Fambaye Fall Diop génn na àdduna yal na ko yàlla xaare ak ñu gën a kawe ñu gis ni d'autre part aussi mu am fusion ADS ak les aéroports du Sénégal AIBD bi nga xamante ne léegi moom la Doudou Ka jiite léegi ñu bëgg a xam suite d'événement boobu noonu nag nga ko dundee période boobu noonu. xam nga moom Thierno Birame Mbacke jàng wax gëm yàlla yomb na waaye nangu yàlla dogal moo ci fi loolu fa muy amee ak soxna si moom feebaree moo fekkoon ci activité à 100% li ma taxaw soxna si moom bon suñu borom mu def am na tax mu def ko may wax ni ba nu demee ñu ngi ci conseil présidentiel loo xam ne mosoo ko dégg man maa wax ne lépp ñaari at dama waxoon ne war nañu dissoudre ADS xam nga nekk ci sa fenn ne war nañ ko dissoudre ba doon ñu koy def li tax ma wax ko xooluma sama njëriñ maa ngi xool njëriñu réew mi ak looy jàppale président ci laa ko xamal ne ko ñun dañu jógee ci 30 milliards de budget dal ci 5 milliards donc 2 milliards 5 de subvention kon bu AIBD mënee jël gestion aéroport yi nan nañ ko jox ñu jël ko waaye nanu fexe ba ñi fa nekk di liggéey aéroport ñu ban leen bañ te loolu am na mi ngi am ay investissement mi ngi am loolu nag boo ko gisee nit ki da ngay am ngor ak gore parce que ñor ñeen ak ñaar fan bu ma waxoon ni déedéet néeg lii mën na yéex waaye bu boobaa man xool ma intérêt bi xool ma intérêt président sama intérêt bopp laa xool loolu tax ba loolu amee kenn du ma dégg jëm na ma interview bi sax naan ma aéroport doo gisee mën leen la Abdou Diouf defoon ci président Wade ni du ma wax ci gestion tey jii du ma tudd du ma wax ci gestion AIBD du ma wax ci gestion ADS di ñaan boole geneen président boole yàlla def ci lu kawe njort ci résultat parce que man li ma intéressé mooy résultat président. léegi nag dañoo bëgg ñu mujjee rek li nga xamante ne moom mooy tàggat yaram parce que gis nañ ni que yow acteur bi nga xamante ne da ngay dugal sa loxo bu baax ci wàllum lutte avec frappe bëkk Dembo Ndiaye rek gis nañ fa ki nga xamante ne moom mooy Forza moom mi ngi féete ci yow léegi dañoo bëggoon xam yow lu tax daal nga dugg ci affaire làmb ndax vous êtes un fanat de lutte wala beneen raison moo ko waral. xam nga lutte tamit ne hasard la mu ci mën a moo ci dugal parce que sama yaay dafa nekkoon directrice école Gibraltar dem si yàlla Abdou Guèye mi nekkoon garde corps Abdou Diouf ubbi salle de musculation dem si yàlla tubaab joo dafa entraîné ñoom amul kat ak mbër yu bari dafa entraîné comme boobu man xale laa bu ma wàccee def ma dara damay dem si salle bu toog ci la familiarisé wu ak yenn mbër yi donc le samedi au lieu man ma dem say morom dama daan dem kër amul kat Diop pour buy dem géej di entraîné may seetaan looloo ma indi virus ci làmb mais sa mbàpp aussi ku bëggoon làmb la woon ndax dem si yàlla mbéy gi ma doon mbër mais en dehors de làmb gi ma xamee man j'ai été le premier supporter civil de l'association sportive des forces armées ASFA tey maay président d'honneur bi bon du làmb kese mais sport en général ndax bu ma invité waa ASFA yeneen wax 5 majeurs ASFA en 74 boobu juddoo bi bu final ak GIA yeneen wax classement ASFA di final ak GIA ak ñeneen ñi nga xam ne sportif na de haut niveau ma seq ñoom jàmm bon le sport en général mu ma ñor Forza nag sama doom la Moustapha Gueye moo toog ba mu yàgg xool ko ni ko yow am nga gabarit la mbër kenn laa la yéene jël Forza tuddee ko jox ma ko ñu ànd te mu taxaw ma ndax nee naa bi sama waajur bu jigéen feebare bu bëggee génn ci biti ba mu bëgg jóg ci lal bi toog ci chaise Forza lay woo amatul guddi amatul bëccëg Forza toog na 1 mois yoo xam entraînement parce que le matin kay fanaan buy ñëw Forza dem fa lay toog ba 20 heures après lay dem dawi ba ma ne kii de bu daanoo dina am kersa ndax lii def ko bëgg mooy yeneen waaye soxna si def ci luy baati ni ko combat bi dinañ ko renvoyer te di ci am dara bon maa ngi sant yàlla bu baax ci loolu di wax ne aussi li mu bëgg yàlla ko yàlla may nax am na teggin ñu bañ ko jàppee nag mbër yi fay ñuy ànd ak politicien Forza sama doom la man fu ma dem dina fa nekk te loolu laay bëgg leeral ñoo xam ne bokk am na ci ñeneen ñoo xam nag ñu ngi ci làmb ci man toog naa di politique Abdou Diouf jóge ba géej waay ñëw
Xadim Njaay day jóge caare ñoom ndax dama leen fay mais seqateeg ñoom teraanga moo tax ñu def mel noonu moo tax nag sport bi nag am na lu ma ca téye ci lu wér ndax boo demee Pikine Mame Balla bi bëri ci parrainage bi indi na ma 1000 parrainage jox ma 1 franc université bi indi na ma 1000 parrainage ci parrainage bi donc ku joxee 12640 parrainage te joxoo kenn dërëm neexuloo kenn ñu indi la ko ba sa kër boo ji nga nit ñi lu mën a tax loo woote ñu fekk la loolu itam baaxoon na ci ñu leeral ko di wax nag ni ñi nekk APR ñi nga xam ni dana bokk benn bokk yaakaar nanu bàyyi nga xam ni doo ànd ak sa mbënd ko fakkatal tubaab nee na même dans le droit chemin on peut faire fausse route président du décision gu mu jël day neex ñëpp du décision gu mu jël noonu la mais fa nga koy jëlee ak na nga koy jëlee dana war a xam ne am na situation particulière bu ko defee ñun nag li ñu war mooy accompagner ko mais bu fekkee dafa jël décision ànduma ci keneen ànd ci keneen ànd ci ku ne di ñaxtu ñu ngi koy fragiliser parce que ñi ngi may opposition ak ñeneen loo xam ni bu ëllëgee suñu kaw lay dal nanu xool li daloon ci PDS xiroo beeg ñaari xëccoo bi tey ñu ngi dans l'opposition te tey nanu bàyyi xel président amul 75 ans amul 4 débat yi ñuy wax yépp pour divertissement la ma ngay liggéey ma nga naan BRT ma nga naan TER ay échanger lu ci ne pour réew mi mën a développer waaye boo ñëwee toog dégg ñu naan ay 3e mandat na ci leeral soxna si ki am soxna si ne ko dama ëmb mu ne ko bon dans 9 mois bu si ne bu dee doom bu góor diw laa koy tuddee bu dee doom bu jigéen diw laa koy tuddee ngente la dinaa tray nag naa rey gërëm teyet ko loolu bàyyi ba yegg ca ndax ku la wax ne xale bi dina dund mais tamit askan bi dañoo bëggoon rek am ay leeral ci wàllu boobee parce que gis nañ fi yenn constitutionnaliste yu génn ñu ne président Macky Sall bi moo war a nekk dernier mandat am. d'après lu ko yoon waxee xam nga tey jii boo génnee sa bunt kër benn waa yore paaka ki nga génn da nga koy jàpp agresseur nga duggaat sa kër tëbi nga dugg ci waañ fekk sa yaay yore paaka ndax di nga daw te ba nu kutoo paaka dañ koy wax de loolu la droit mel du loo xam ni science boo xam ne ni nga naan 1 plus 1 égale 2 noonu nga ba ne ku nekk day am interprétation wax nag en fonction ci li nga far parce que nag ku ci wax ci ñoom ne faroon yaa ngi wax loo xam ne nag da nga gis ñaar professeur ku ne génn raisonnement boo xam ne boo liree bii da nga naa wax dëgg nga li beneen ñun wax la dëgg nga li beneen ñun wax la dëgg mais après looy def nanu wóolu suñu justice nanu wóolu suñu cour suprême nanu wóolu suñu magistrat yi parce que luñ ci mën a wax bu nu attee jëmale ci opposition bi ñu noppi bu nu attee jëmale ci nguur gi ñu ne ñii kat def leen jënd te ay Sénégal ñam dañu am njaboot am ay doom na leen mën a jox cër tey lu waaye di wax na bàyyi xel si diggante ak borom man du ma ni diw baaxul du ma ni diw baax na mosoo dégg ci presse mu attaque kenn ci opposition parce que am na ñoo xam ne nekkoon nañu feneen mujj ñëw ci président waaw bu ma waxul lu ñaaw boo gisee ñoom moom kersa loolu laay bëgg xam ndax ci loolu daal ma yore ci la mën a jàkk mais daal ñiy wax nanu bàyyi ba yegg cappaandaw nanu bàyyi président li mu bëgg am yéene di ko def di liggéey def ko ci réew mi xam nga dama ne la booy dem Touba rek def 1h30 loolu war naa ma nekk débat liggéey économiser ci carburant ñu ne BRT bu demee ba féete boor mais ñaat nit ñooy gaari seen oto mën koo jël économiser bu ñu neexee ñu kenn jël seen oto bu ñu waxee teel waxi noppi mais li tax man damay dem ci débat nit bu fekkee da ngeen jàkkaarloo lépp lu muy wax mooy kii li muy def baaxul yow lépp loo bëgg mooy ne kii li muy def baax na werante leen di werante mooy weerante. maanaam daal ku ci nekk dem ak say préjugé. avant tout te dama mos xam benn journaliste bu mag mu ni ma àndaaru wax kopp jëf fay na ko te président gis nañ ni léegi mën nga ko compter nag c'est normal parce que la mu yor bu fekkee ñëpp dañ ko bëgg te yàlla teg ko ci loxoom ndax man murit laa bu ma déggee sëñ Mountakha di ko li nga def xeeb naa ci sa bopp Sëriñ Tuubaa laa la kalaame te sëñ Mountakha at yi moom nit mënu koo defal lu mu amul nit mënu koo defal lu mu yor bon la mu gis président di ko def yéene ko ci dëkku diine yi boo demee Tivaouane boo demee Kaolack boo demee feneen ak feneen ak feneen ni mu ci taxawoo yaakaar naa loolu mosul am ci réew bon nit na rendre à César ce qui est à César
contre ko nag attaqué waaye lépp koo gis nag xam ni noppi guddante mën naa daw ñun nag dañoo nekk ak moom jëloon engagement gis ñu ci àdduna lu ñu jaral ñuy wax saxaan bu nu demoon ba nar ko wax bàyyi politique ndax politique du suñu métier mais sama góor bari na tey ma gërëm ko wax ko lu baax yow suba teel di waxaat leneen ñu ni ma yàqu ndax baat lay bañ. maanaam lu dal daal yeneen gars yi waaw léegi tamit comme ni nga ko waxee sànq ci wàllum scission yu am biir APR est-ce que tamit xalaatoo ni que foofu président Macky Sall dafa xaw a manqué benn point parce que tamit sa kilifa wax yow nga dem def lu la neex def ay liste parallèle loolu nag nga ko jàngatee. xam nga tàcc du maase dëgg na sa kilifa wax man daan naa yeewu mu am lu xew ci dëkk bi sama yaay moom ba mu ñëw moo ko ci wax da nga am kilifa bu fekkee du tukki wala lenn am na waxtu woo xam ne dama fekk ci mbedd ndax am kilifa mais bu fekkee sa kilifa bu jëlee décision te xamoo fu mu ko wéer nga bëgg warante ak moom du banque poids ndax sama yaay bu ne woon defal ma bañ a def du ma dóor du ma saaga waaye nag dinaa xam ne teggeeku naa ci raay gi ma teg nit ñi ñoo war a am xelam koor waaye dama ñu la bari na ci ñu ci tudd boo delloo gannaaw ci 2007 2008 APR amul kenn xam na loolu. comme kan ak kan exact. bu ma tudd tër man dama ne est-ce que dégg nga mën na nekkoon naa ci milieu sportif xamoon nañ ma ci football xamoon nañ ma ci làmb waaye ci politique kenn xamoo ci woon sama fës tëgg bi nga xaw ci 2012 bi ma demee ñun xam Papa Diop may yëngatu nga def affaire politique mais moo tax man ne am na loo xam ne bu nga xamee ngoon mayu ko ñëpp nag yamuñu ndax dinaa ne xale boo ko xalafalee may ko mu kasak ñu taxaw di wax dañu war a aussi xool ndax ñoom li ñuy wax def yoon naam du yoon tey ku ci wóolu sa bopp mais commencé ni candidat aux élections présidentielles bu ci wóolu sa bopp day yomb bu fekkee da nga wóolu sa bopp te war nga nekk maire ni choix bi def kiwul mais da ngay def nga des exercice parallèle gis nañ fi 2014 ñu bare woote ni ñooma c'est que ça fait pas Dakar mais commune boo jël boo additionné li waa APR am dañ koy am ba ci fii sama suñu commune j'avais 5 conseillers c'est la seule commune bu am 3 tours d'élection au Sénégal mosoo dégg lii de 5 conseillers tu te retrouves avec 15 voix mooy même ñi gagné bañ ñu ma amoon ci man yaakaar ndax ci li ma doon def loolu nag bu amee da ngay sant yàlla dellu ko mais ñi may ñaan rek waa APR ak coalition Benno Bokk Yaakaar nañu def bloc autour de notre candidat li ci kanam élection municipale day jàll législative day ñëw 2024 day ñëw bu ñu nekkee benn say dañ ko daan gañe dañ ko gañe waaye bu ñu dispersé wu ku ne di wax kii naan bàyyi naa maa ngi dem ci sàng bu ëllëgee bu ñàkk amee di ci am yoo xam ne di doon solu ba teg ci man nag li ma mën mooy président ñaanal ko ndax damay dem ba dama ko yërëm ndax soxna si boo jiitee direction générale bu mag gis lañ cay daj am ay choix yoo jël yoo xam ne di nga ko jël ba pare regretté ko man dindi naa nit ci fonction dem ba ci biir toog ñetti fan dama nelaw ndax dama xool incidence bi nu may def pour réaliser ko xool keneen yenn saa nga toog ci koo yëg koo yëgul yenn saa nga def du noonu parce que man kese maa daan toog fin d'année baalu àq bu ñuy def présentation ba ñi may liggéey ci lu ma yëg ak lu ma yëgul parce que doomu aadama kese la lan la jox mbax ne boo sol boo ko xamee booy génn si bureau takku te nanu bàyyi suñu oto yenay cante yore ñetti garde corps nit ñi bu ñu bëggee ñëw ci ñun duñu gis parce que ku mënta yegg si président bu yegsee ci yow anaa sax boo mënul lépp def ci bu ñëwee la man ne fukki biscuit laa bëggoon ko amul fukki biscuit de waaye benn biscuit juróom ñeent liwuti mais jëfal suñu bopp te yow amoon garde corps amoon véhicule cante am na ci loo xam ne dañu war a seetaat suñu doxalin seetaat suñu dox ni ñuy doxee seet ñu nu war a defee diggante ak askan bi man nag boo déggee ñu naan social du lu ma mën mais lu ma yàlla dimbali la lu ma am nag dinaa ko jëm bokk doomu aadama loolu nag bindil la yarin la moo tax may ñaax ñeneen ñi ñëpp président jox na ma tànk na am luñ ciy jël di ko delluwaat ci askan bi waaye boo nee day toog du toog lan ma jox ñaa ko xaar ñett lii naa ko jenc
lii naa ko placé lii naa ko yebal sama njaboot noo ko wutalee mbooloo man nan laa def am mbooloo Casamance. maanaam social bi daal moo la ko may. mais social aussi xam nga yàlla koy bindee nit ndax xulub dafa doy waar nit dina bëgg maye du ko mën moo tax ñu naan ku ne yàlla lay déggute ndax dina tëdd ba mu yàgg mu ne ki ma ñaanoon ñeent téeméer bi jënd garab te ma bañ te pourtant maa ngi woon ak 100 000 mënoon naa ko may mais loolu ku ne ak ne yàlla bindee man nag du ma jàmbaar laa wax mais ni may doxalee la ci baax maa ngi ñaan suñu borom dimbali ñu si ba ñu bañ ci gis suñu bopp loolu mën nag def xam ne bu ñu ko defee dinañ jàppale président pour mu am ndam xelam dal duñ ci jóg loolu moo tax ma ni dinaa ko def dinaan aussi un hommage à la première dame ndax soo si ma dinaa ko baal wax dama dégg lu bare lu ne waaw moo ko jàppal tànk moo koy defal lii moo tax déedéet te man la ma daan gis mu ko def social bu dee pèlerinage bu ma gisee jël ay koppar ni ma jàpp joxal ñi ñu lekk jàppale ñu nekk fii jàppale fii nit nag buy wax wax luy dëgg bu amul xaw ma dina ko seetaan bu ko seetaan bu ko déggee dina ma ragal mais ku mel noonu di def te yàlla tax di dimbale ay nit ma gis ay critique xaalisam lu du xaalis am na ko ko mënte def moom bu ko nit mayee mu am yéen delloo ko ci askan bi ñun mënuñu dul sant yàlla ndax ñu ngi koy doog a gis ci première dame boo xam ni ma ngay déplacé wu ma ngay def social ma ngay dox ci diine gi ngay jàpp ci yàlla tax pour man noonu nag doo mën a dul ñaar gudd fan ak wér boo tax ma ne nit ñi nañu bàyyi xel ci ñett fanu bàmmeel nañu bàyyi xel ci barsàq te di wax rek ni naa attaque dina am bis boo xam ne dina la tëgg dugalu ci suuf nga sa jëf nga am loo bëgg génnaat di ko baal ci doo ko mën donc loolu du jar a bàyyi xel nañu bàyyi xel suñu diggante suñu borom nañu bàyyi xel suñu diggante doomu aadama yi ñu gis ni tamit président de la république fan yi ñu génn dafa bëgg réhabiliter ñi nga xamante ne moom mooy poste premier ministre léegi ñu bëgg a xam ndax ci gouvernement boobu noonu mu nar a yeesal ndax mën nañ ci gis Pape Mayel Diop. xam nga dama fekkee yoonu yokkute 2011 mu dem ba ci biir ni gis naa lu gën ñun lañ mën a plan Sénégal émergent dama ko wax benn nit mun ma waaw dafa waxoon 25 membres du gouvernement après li mu indi ci ay ministres bare man ko déedéet président xoolu boppam ba mu demee ba ci biir gis ne jigéen ñi war nañ leen dimbali dafa créé ministère bu jëm microfinance loolu bokk ci woon bi waaye na jàppale jigéen ñi ñoo toog ba mu yàgg mu génne terre bi génne raay bi créé ci koo xam dafa ni ko man lii rek laa lay sant liggéeyal pour ñu di jëm kanam acte bu mu posé parce que fi mu taxawee di gis ak fa ma taxawee di gis du doon bari booy seet bourse familiale nit ku nekkan ci àll bi ñaar fukki at kenn mas ko jox 10 000 nga jox ko 100 000 Pape Mayel bi toog Dakar ñu intellectuel di ko xemal 100 000 dafay doy waar man nag 2011 maa ko diggoon digguma maa ne ko dinaa la jàppale ba nga jël réew bi may nomee tàgguma daanaka wax naa nit ni ko ba décret bi génnee nelaw ma ndax ci man ànduma président ngir poste ànduma président je ne suis pas venu pour le petit des ministres parce que bu ma ko defee rek maa ngi calculer te boo calculer soxla dara boo liggéey boo ko waxoon di nga am lu la naqari lu la wàññiloo sa liggéey soit premier ministre bi mu dellu si amoon na yéene pour nit ñi yëpp gën a gaaw waaye xam nga am na loo xam ne boo gàddoo lépp sa bagg bu diis ngay jàmbaar nangu ni am na loo xam ne kat foogoon naa moo gën mais lee moo gën nañ ko jàppal ci loolu débat bi du premier ministre bu dellu si bu ñàkk dellu si bu ñëwee la muy def ba askan gis seen bopp moo ci am solo te man jàpp naa ne incha allah leer na ci boppam leer na ci kam koy def ak orientation yi koy jox ba nga xam ne ci at bii ñu jëm balaa mat juróom-benn weer ñu ne ah président am na raison ci kon nag ñu bàyyi la DG looy tëjee. lii baalu àq ñëpp parce que wax nit ñi dañ koy génn parfois seen contexte exploité ko nen bu nu juumee ñu xam ne dama waxee xol mais di sant ñëpp di ñaan tamit ki tax tey ma toog fii ba def émission mooy Adja Fama Fall Diop yàlla ko yàlla xalaat di wax sëñ Moussa Massamba Mbacke sama sëriñ ñoom ñaar réewul rawantewul 5 minutes man yàlla moo xam boole yàlla xaral na àjjana di leen sant di wax ni itam ay ndaw ngeen ci métier bi ngeen nekk góorgóor leen ci ngeen mel na ëkk bañ a mel na xob
ndox xob soo ko melee saa su ngeen ñëw yóbbu la bon gëj naa def sax interview mais bu ma gisee ay ndaw damay nangu tey pour waxtaan leeral askan bi di sant cëpp di sant aussi ñi nga xam ni dañu yàgg ànd ak man parce que 40 ans 30 ans du jaraat tudd naa sànq amul kat jóg Abass Ndoye président Fass Moustapha Gueye laataa muy doon mu doon boobu ñu ngi dëkk fële mel ak ñeneen ñoo xam ni bu ma tuddee bu ma leen woon ba minuit di xaar di jën ma xaar donc ñooñu dama leen di baal wax di leen sant seen jàpp te yàlla tax Babacar Gueye Medina xam ne ba nuy dem ñoo àndoon Youssou Lakoum te boobu duggagul sax ci presse loolu am ay nit ñoo xam ni bu dimanche ngeen di gisante te yàlla tax waxtaan kafre loo dugg nag ñu engagé fi loolu dem ci sant yàlla di leen sant bu baax. ñu ngi lay jaajëfal yoon tamit bu baax a baax Pape Maher Diop comme ni nga ko waxee gëj nga def interview officielle donc là ñu ngi lay jaajëfal ci sa générosité ci opportunité bi ñu may mbokk Post Afrique yéen tamit ñu ngi leen di jaajëfal vraiment ci seen fidélité di leen di jox plutôt dig daje ci beneen jotaay.